waa ñoo leen di nuyuwaat di leen ziyaara. Connexion wifi bi moo demoon. waaw xaw ma lu ko yóbbu mais bon de toutes les façons mënuñ ñoo couper ci suñu argumentation. Lansana Sakho bi ñu nekkoon di waxtaane sànq moo géré ONAS. Lansana Sakho moom la ñuy laaj liñ ko laaj lépp sànq dañu couper léegi live bi xaj na pour couper sama allure ndax demoon naa ak allure bu am solo gars yi léeg-léeg dañ lay couper mais bon de toutes les façons c'est pas grave. Lansana Sakho bi nga xam ne démb waa TFM dañ ko invité moom la ñuy laaj parce que dafa ñëw mu ne dafa ñëw pour leeral mais bi mu ñëwee ay lëndëm la indi ndax Lansana Sakho wax na ni 200 litres moom la usine bi di defar 200 litres yooyu lañ koy laaj boo ko calculer ci année bi 200 litres par jour boo ko calculer ci année bi ñaata la 200 litres par jour boo ko calculer Lansana yow directeur ONAS boo ko calculer ñaata la presque 80 000 litres la année bi te waxu Lansana wuute naag waxu technicien bi doon expliquer égyptien yi wuute naag waxu Bill Gates bi nga xam ne moom usine bi waaw. maa leen di ziar yéen ñëpp waaw di leen wax ne maa leen di nuyu ku ma si tuddul aussi wala nuyu ma la rek damay bëgg a profité ak temps bi pour wax li ma bëgg a wax balaa gaa ñuy soit ñuy couper internet bi wala ñuy couper courant bi pour nit ñi xam man sama position ak li nga xam ne moom laa wax. parce que dafa laaj ay laaj il faut ñu samp ay laaj Lansana Sakho il faut ñu samp ko ay laaj waaw. Lansana dañoo bëggoon mu leeral ñu nee na 200 litres laa wax moom wax na ko démb TFM wax naa leen démb ne TFM suñu bëggoon dëgg wala ñu doon télévision dëgg dañuy invité ñi nga xam ne ñoom ñoo doon wax loolu invité Lansana invité les vidangeurs mais bu ngeen xoolee démb TFM vidangeurs yi lañu indi ak Lansana ñu wax ba géex dem seen yoon. suñ bëggee lu leer nag dañoo waroon a invité nit ñi Lansana moo wax ne 200 litres la usine bi di produire. technicien bi ma seetaan man ci internet mu wax ay égyptiens yu ñëwoon di visiter ci 11000 litres la ñuy def par jour ma seetaanaat ci internet Bill Gates di wax ne 83000 litres la ñuy def par jour. waaw ku ciy wax dëgg ci ñoom kan mooy wax dëgg ci ñoom waaw mais c'est vrai technicien bi xam nga Lansana directeur rek la mais technicien bi nga xam ne ay délégation Égypte dañoo jóge Égypte. usine bi jaaxal leen ba ñëw di ko seet si day technicien boobu 11000 litres la wax par jour mais 11000 litres par jour mbokk yi bari na de année bi 365 jours la 11000 litres par jour soo ko multiplier par 200 rek doo jël sax 365 jours yi jëlal 300 jours yi rek nga xam ne mooy année bi yeneen jours yi nga jàpp ne ay férié la ak liggéeyuñu 11000 litres par jour 100 jours rek 100 jours ah c'est 1 100 000 litres 100 jours laa leen wax bu dee 11000 litres yi technicien bi doon wax égyptien yi 100 jours maanaam ñetti weer ak fukki fan rek 1 100 000 litres yi ndox la. bu dee 200 jours ñaata la 2 200 000 litres yi ndox su dee 300 jours ci année bi muy 3 300 000 litres ndox. alors nañ ko leeral 3 300 000 litres ndox sam waay du ay caaxaan kon li ñu war a lijjanti li ñu war a laaj dafa bari dafa bari à part ñoom ñett ñooñu ku ciy wax dëgg ci Lansana ak Bill Gates ak technicien bi Lansana nañu wax ñaata kilowatt la ñuy produire yéen waa Sénégal na leen Lansana wax ñaata kilowatt la usine boobu di produire ci courant nee nañ du ndox courant la waaw ban quartier lañ jox courant waaw léegi d'accord léegi Lansana jëlal dëgg gi léegi usine bi defarul ndox mi ngi defar ay 200 litres d'accord bien que 200 litres yooyu rek boo ko calculer ci année bi 80 000 litres ndox la léegi ban quartier lañ jox courant ci Dakar usine boobu tey ñu ne courant lay defar nañ leen wax ban quartier lay jox courant bu loolu passé usine bi ñaata tonnes engrais la defaragum nee na 2011 ba tey mi ngi fi
te mi ngi commencé produire d'après ñun information yi ñu am ci internet bi 2015 la usine bi commencé produire mais moom Lansana nee na 2011 ba tey mi ngi fi. waaw boobu ak léegi ñaata tonnes engrais lañ def ana engrais ba kuñ ko jox fu ñuy stocké engrais bi nañ ko génne tale ñu wane ko dañoo bëgg transparence rek nañ leeral askan bi mu leer sénégalais yi fii duñ ay dof. courant bi yan quartier lañ ko dugal ana quartier yan ñoo branché ci usine boobu nañ ñu ko won fan la poto jógee foofu fan lañ fa sampe poste courant wala transformateur boo xamante ne bii mi ngi jëlee courant ci usine bi di ko dugal ci yeneen quartier nañ ñu ko won anamu. Lansana mënu leen a nax nit ñi. fondation Marème Faye bi laa wax fan la jëlee financement bu mu financé ay douze yooyu ñu doon financé Pikine fan la fondation Marème Faye jëlee loolu nañ ñu ko leeral. bu fekkente ne bi Lansana dafa ñëw di leeral rek nañ ñu leeral yooyu accord yan accord la fondation Marème Faye am ak fondation Bill Gates ba ñuy war a mën a tabax ay ak yooyu ñu tabax fan lañ ko relier fa ndax dañ koo branché mu dem ca usine ba loolu lépp ay laaj la yoo xam ne dañ ko war a laaj. may wax Lansana bëgg a dëpp xelu nit ñi di jéem a yàq daru Bougane c'est pas vrai. Lansana Bougane ngay daanee bu ko neexee mu am jabaram mu takk ko. polémique biñ ci créé nag di wax naan way Bougane ndax jabar ji da koo takk avant mu koy kii dafa muy am doom ndax da après bi mu amee doom la ko takk ak yooyu man déglu naa Iran Ndaw nee na bi mu takkee soxna seeg léegi mat na 16 mois kon doom xaj na fa. mais du loolu mooy sama problème man Lansana Diaby pour quelle raison yow la pas Diaby pardon procureur général baal ma de ñaari Lansana la procureur général ak Lansana Sakho directeur ONAS. Lansana Sakho laa wax directeur ONAS. Lansana Sakho yow Bougane Gueye Dany lan mooy yoonam ci problème mu ndoxu Sénégal bi ñuy lijjanti lu dul télévision la bu jàllale benn information rek nga bëgg a dugg ci vie privée am di ko xas. yow Lansana Sakho tu ne mérites pas d'être directeur de l'ONAS. yow Lansana Sakho mérité woo ko. Lansana Sakho mérité woo nekk directeur u ONAS parce que yow su fekkee yaay taxaw di wax naan télévision boobu li tax mu génne information bi directeur ba dañ ko fi doon jiiñ ci affaire famille affaire vie privée mœurs moo tax mu dugal information bi ti information boo xam ne mi ngi concerné santé publique u Sénégal mu bëgg a jël affaire Bougane ak ñetteelam def ko genre ale bi pour fàtteloo nit ñi problème bi. Lansana waxal nit ñi lu mel ni midi dangaa jóg di leeral te man soxlawuma information wu Lansana man information ministère de l'assainissement laa soxla. ministre de l'assainissement heure bi tey moo waroon a ñëw mu leeral mais du ngeen gis ñu leeral xam ngeen lu tax campagne politique bi ñu nekk ak parrainage bi. politique bi ñu nekk ak parrainage bi moo tax du ngeen gis ministre de l'assainissement ñëw mu leeral parce que Lansana directeur général ONAS Lansana Sakho xamul ci li muy wax dara ndax su xamoon ci li muy wax dara du taafantoo Bougane Gueye Dany ak ñetteelam yoonu Bougane Gueye Dany ak ñetteelam amul ci lii mbir mi mooy ban quartier la ñuy jox courant Lansana man TFM dañ ñoo waroon a invité lii moo tax ñu ne dañoo waroon a invité sénégalais yi ñu toog jàkkaarloog Lansana comme am na fit ba ñëw bay leeral na leeral nit ñi ban quartier la ñuy jox courant. Lansana ana engrais bi usine bi defar 200 litres yi nga wax yow Lansana ana fu ñu koy denc ana fu ñu koy stocké ak lan moo waral technicien wu seen usine bi wax ne 11000 litres lay defar. mais loolu ay question la lan mooy relation wu fondation Marème Faye Sall ak fondation Bill Gates ba ñuy tabax ay Pikine loolu ay laaj la yoo xam ne dañ ko war di laaj. bu ngeen gisee souvent suñu ministres yi duñ nangoo ñëw ci yu mel nii c'est parce que c'est des problèmes yoo xamante ne bi engagé nañ ci réew mi yóbbu nañ ci réew mi foo xamante ne bii mënul ci ñoo dellu ginnaaw il faut ñu jël un directeur nag na ko dawal leeral ñoom ñu dem làqatu ci ginnaaw déedéet. ministre de l'assainissement tey assemblée nationale du Sénégal waroon na ko convoquer. ministre de l'assainissement tey assemblée nationale du Sénégal waroon na ko woo tey assemblée nationale du Sénégal laaj ko ci problème bii. il faut que Sénégal ñoom habitude yooyu gis ngeen sunu ministres yi ay nit kese lañ xamuñu dara c'est des postes politiques ay action accord politique yu ñuy am ak yeneen gars yi ak bëgg ay dividende politique moo tax ñuy signer affaire yoo xam ne duñ ci xam dara. su ngeen gisee souvent ngeen di dégg ñu naan leen pour nga nekk directeur de cabinet d'un ministre il faut nga nekk un fonctionnaire de hiérarchie A parce que état bi muy teg loolu xam na ne ministre bi ñuy fal mu nekk ministre moo xam assainissement moo xam agriculture moo xam dara xamul dara poste politique la xamu ci dus ci liñ koy wax.
loolu moo waral ministère yi ñu fay teg ay fonctionnaire de hiérarchie A ñu nekk ay directeur de cabinet wala ñu nekk ay conseil technique ay nangam technicien yooyu nekk ci ministère yi ñoo yore xam-xam bi mais ministre bi en réalité xamul dara directeur bi en réalité xamul dara ce sont les techniciens qui gèrent. Donc loolu aussi nit ñi il faut ñu xam ko moo waral nguurug Sénégal wala organigramme administration sénégalaise ngay direction générale ngay ministère ak organisation boo mënti doon da ngay gis ay techniciens yoo xam ne ay cadres yoo xam ne seen xam-xam màcc na ci ñoom lañ fay teg poste kilifa gi nag poste politique lay doon ab nomination rek lay doon. loolu moo waral ñu war assemblée nationale du Sénégal bu problème bu mel nii amatee ministre de l'assainissement dem assemblée nationale ci souveraineté du peuple mu taxaw foofu mu leeral ko mais ñu yebal benn directeur mu dem ci benn télévision wax lu ko neex ñun li mu wax nii posé nañ ko ci ay questions yu dul jeex dara leeru ci. omnipresseur bi liñ ci wax laa leen wax tous leeru ci Lansana Dia lam fa wax dara leeru ci ay question yu dul jeex moom la ñu indi laat ndax indiwu fi benn preuve. waroon nañoo won nit ñi ana stocku engrais bi waroon nañoo won nit ñi ban dëkk la ban quartier lañ ci branché ci Dakar jox leen courant waroon nañoo wax nit ñi li ñuy produire ci ndox ana stock ba ak fu mu ne na war nañoo leeral askanu Sénégal aussi bi Sénégal bi Dakar ñàkkee ndox fan yooyu ñuy joxe ay mbandi ndox yooyu fu mu jóge war nañoo leeral askanu Sénégal fondation wu Marème Faye yan accord la am ak fondation Bill Gates ba war a mën a tabax ay douze Pikine loolu nañ ko leeral askan bi c'est ça les questions sont là il faut Sénégal nag